génn na ak mbubb bi nga xam ne moom la terrassé première ambassade deuxième troisième mi ngi noonu tër na ko mi ngi noonu jàppoog waa ji oh jàppoo naag jinne bi mi ngi noonu wàccee na ko dox na ci kawam da ko prise bi mu ko def da ko prise jàmbaaru l'islam waaye tàcculee le roi médecine traditionnelle daal di indi li nga xam ne moom mooy vite fait bi macha allah le roi médecine mi ngi noonu macha allah sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole sëriñ jàmbaar mi ngi noonu Thierno Moule Sow l'empereur daal dina mbot jinne bi wàccee ko teg ko ci suuf humilier ko mi ngi noonu di yëkkati li nga xam ne moom mooy vite fait bi mi ngi noonu laalal na ko ci vite fait bi vite fait bien fait jinne waaw mi ngi noonu laalal na ko ci li nga xam ne moom mooy vite fait bi nga xam ne day daggate jinne day wàccee jinne day yóbbee jinne ba vaar da koy humilier da lay wàccee yàq sa mémoire daal di koy yàq dootoo xam ne janjak njoor mi ngi noonu mi ngi noonu laalal ko li nga xam ne moom mooy vite fait bi jaaraama Thierno Moule Sow waaye jaaraama l'empereur oh jinne bi doon wax ragalu ma la faalew ma la mi ngi noonu macha allah daal di koy laalal li nga xam ne moom il est KO il est maîtrisé alors yaat maa ngi noonu téye tànki bi maîtriser jinne bi waa ji nga xam ne dafa possédé jinne kon li ngeen di gis nii du nit ki la koy def yow yaa ànd kii la moo tax ngeen di ko fi bon dafa am problème su liggéey bon daam li koy waxal bu baax dafa am problème mu lan voilà on dit il est possédé des esprits maléfiques voilà possédé des esprits mais li mu def nii ñëw taxaw rek gis sëriñ bi di kii moom da daan daanu wala bon souvent si on est parti dans le lieu bon ça les arrive oui koy arrivé parfois muy daanu wala di def ay affaire oui en fait quoi d'accord kon léegi fan ak fan ngeen ko mës a yóbbu nii mu def nii est-ce que mës na ko def bon si on le moche comme ça bon il rentre en transe si on le moche il rentre en transe oui gis nga daan ngeen ko yóbbu ci yeneen marabu yi lan la doon def mës na daanu comme nii effectivement ça arrivé oui d'accord nee na daan na ko arrivé mu koy yóbbu ci yeneen marabu yi muy daanu ak yooyu alors moi la question que je voudrais poser ça lui est arrivé depuis combien de temps bon moi je viens d'arriver vous êtes quoi vos degrés de parenté avec ce gars-là oui c'est mon petit frère de même sang ah vous êtes son grand frère voilà d'accord Grete. Alors, d'après les informations que tu as reçues, oui. Alors ça remonte pour combien de temps? Bon, ça fait quelques années. Quelques années? Oui. Alors, est-ce que vous avez eu, à l'époque, à les consulter d'autres marabouts bien avant de venir ici? Bon, il a consulté, mais bon, ils l'ont dit qu'il a possédé des esprits maléfiques. Donc, il n'a qu'à se soigner. Où est-ce que vous habitez, vous? Vous venez d'où? Voilà. Moi, nous venons de Guédiawaye. Vous venez de Guédiawaye? Oui. Mais lui, dans la vie active, qu'est-ce qu'il fait? C'est un commerçant. C'est un commerçant? Oui. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il vend? Oui, c'est alimentation générale. Ah, il vend une alimentation générale? Oui, effectivement. Alors, donc, mais si toutefois que cela lui arrive, comment il se comporte? Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il est calme? Ou bien est-ce qu'il parle? En tout cas, donnez-nous un peu des explications par rapport à son comportement, si cela lui arrive. Bon, si ça arrive, il se sent gêné. Bon, il énerve vite. Il s'énerve? Oui, il s'énerve vite. Donc voilà, il ne s'entend pas avec les gens qui cohabitent. Il ne s'entend pas avec ses habitants, ses cohabitants. Voilà. Et tous aussi ceux qui lui sont proches. Voilà, il s'isole. Il s'isole? Voilà, il s'isole, oui. Mais est-ce que parfois il arrive en tout cas de s'adonner à des actes de violence, lui? Non, jamais. Il n'a jamais été violent? Jamais. Il se tait, il ne parle avec personne? Voilà, il ne parle pas. D'accord. Mais comment vous avez fait pour découvrir El Hadj Thierno Moule Sow? Bon, moi quand j'étais à Abidjan, j'ai regardé sur YouTube. Bon, après hier on s'est croisés, il m'a montré la vidéo, il a dit ben. C'est lui-même qui vous a montré la vidéo? Oui, effectivement, oui. Il a appelé ici. Bon, après avoir vu la vidéo, il a dit ben oui, j'ai vu ça depuis que j'étais à Abidjan. Ah d'accord, donc c'est lui-même qui a consenti à venir ici? Voilà, hier il m'a trouvé, il m'a expliqué, il a dit bon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il a quitté celui, il a passé, ben prendre. On est venu ensemble depuis ce matin. Voilà. Donc, mbooloo mi dégg ngeen li mu wax ci nasaraan nee na kii rakkam la ñoo bokk direct moom Abidjan la nekkoon daan na gis Thierno Moule Sow ci vidéo mais kii ci boppam dafay jaay maanaam boutique la yor alimentation la yor waaye nag nee na bu koy fi dikkalee du wax ak kenn dafay isolé wu dafay xaw a mel ni ku mer mais nag du dóore du def dara
alors ba mu ci waxtaanee ak moom mu ne ko dama bëgg nga yóbbu ma ci Thierno Moulé Sow ba biig ñu ngi ci waxtaan ñoom ñaar loolu moo tax moom ci boppam mu ànd ak mag ji ne ko nañ dem nga indi ma ci Thierno Moulé Sow bi ñu ñëwee nag defe naa ne li xew ci suuf yéen a ko gis yéen ci teg seen bët macha allah bi sëriñ bi ñëwee dafa jóg taxaw jàkkaarloog moom sëriñ bi xool ko mu xool ko te yéen xam ngeen ne macha allah sëriñ bi bu la xoolee rek dafa am luy dégagé ci moom parce que damay wax ne sëriñ bi dafay traité dafay consulter mais tamit dafa am li ñuy wax maanaam genre test son regard dafa am lu muy testé ci yow moo tax bu ñëwee day dox ndànk di xool nit ñi di fixé képp koo xam ne dafa am loo àndal doo mun a maîtriser sa bopp loolu yàlla moo ko def ci moom ba mu taxawee ne ko mënuloo ci man dara sëriñ bi gëddanteeg moom fixé ko ci regardam bi la ne kon nag lu jot na yéegal leen ko ci kaw ma jëflanteeg moom ba mu yéegee tamit sécurité bi jàpp ko bi ñu ko tëralee gis ngeen ko ci boppam moom moo jël kanam gi dëpp ko ci suuf jël ay loxoom boot ko ci ginnaaw defe naa ne ku taxaw ne da ngay affronter doo jël sa kanam dëpp ko ci suuf ba pare jël sa ay loxo boot ko ci ginnaaw waaye sëriñ bi mu duggee parce que nag faj bu nekk ak maanaam consultation bu nekk ak li muy laaj mu dugg ci biir gis nga yére yi muy sol parce que daf ne yére bii moom moo ëppal valeur foofu garam bu may sol parce que bu may jëflante dëgg dama koy sol bu ma nekkee ci àll benn niveau bi moom laay sol moom laay wax ne ko tenue de combat bi la sol mu daal di génn ba mu génnee gis ngeen ko fixé wante ak moom xool ko gëdd ko daal di koy def benn prise boo xam ne nii moom rek moo am secret bi en 2 temps 3 mouvements mu kawote daal di tëdd mu tim ko song ko vite fait bi ne ko waxal gëdd ko mu daal di wax daal di joxe turam du dëgg fi mu ne nii nag nee na nañ ko bàyyi joxe na turam mais sëriñ bi xam na ne jinne léeg-léeg bu sonnee day làqu day nëbbatu maanaam génnee visage yu nit su génnee visage yu nit ba nga bàyyi ko mu daal di indiwaat nag yëfu jinne moo tax sëriñ bi moom bu xamee ne am na loo àndal du la teel a bàyyi bu mi ngi yuuxu de mi ngi yuuxu de le king of the king, le maréchal. Oh, Thierno Moulé Sow, kun fayakun, le mara bien préparé et sponsorisé par Allah, protégé par Allah. Jambaru l'islam baa ngi noonu, gaynde gaa ngi noonu, jambar gaa ngi noonu. Oh, Thierno Moulé Sow, kun fayakun, rendee na jinne bi ginnaaw, humilié na ko ak vite fait, dox na ci kawam. Oh, waaye tàccul leen ma Thierno Moulé Sow, kun fayakun, jambaru l'islam, jambaru l'islam, jambaru l'islam. maa ngi noonu. Oh, il attaque, il cogne, il frappe et après il gagne. Jàmbaaru l'islam a ngi noonu. wali yaabe baa ngi noonu. Oh, jinne yi ci samaam segaloo yaa leen doonu, jinne yi ci koli tengala ak yoro tengala nii ma tengala beneen jinne ngi vibré. macha allah jàmbaaru l'islam. am na beneen jinne bu vibré. jàmbaari l'islam le marabout bien préparé et sponsorisé par Allah. ñi ngi gis beneen jinne bu daanu. am na beneen jinne bi commencé. waaw am na ku yëngatu. waaw. tey dafa mel na góor ñi ñoo yëngatu le king of the king waaye tàccu leen loolu le king of the king le king of the king nee na ko dindi sa masque le king of the king nee na ko dindi sa masque ma xool la yow sax yow ban jëmm waaw nee na ko dindi sa masque all the king all the king all the king all the king ca jàmbaaru l'islam le mara bien préparé et sponsorisé par Allah macha allah beneen ci léegi noonu beneen ci léegi noonu mu ngi tremblé mu ngi vibré. tey les frères rouges. mu ngi vibré mu ngi tremblé waaye yàlla bu tracé nga effacé. yàlla tracé waat nga effacé. mu ngi vibré mu ngi tremblé effacé waaja. mu ngi vibré mu ngi tremblé alors tëdd wéeru tàllal ay tànkam nag jël ay loxoom yëkkati ko waaw mel ni moom fi mu ne il est complètement absent waaw.
l'attaquant des djinns défenseur des humains jinne baa ngi noonu di lox wàcc na ndax xar Alaaji Cerno jàkkaarloo bi mu jàkkaarloo moom fixé ko ci bëtam yi nga xam ne Allahu Muhammad lañ ci bind tey jàmbaarul islam Cerno Moule Sow kun fayakun le marabout est préparé et sponsorisé par Allah mi ngi noonu la solution ngi noonu l'empereur ngi noonu le produit de ma ngi noonu macha Allah tey nag dafa mel ne góor ñi ñu yóbbu baax tey dafa mel ne góor ñi ñu yóbbu baax tey ñu ngi noonu góor ñi ñu yóbbu baax moo tax ma ne jinne ku ci jaay da koo xamul kii moo wàccee première ambassade d'Iblis moo wàccee deuxième moo wàccee troisième moo wàccee man ku ba man moo wàccee jinne bi ñaan gam la yaa wàccee Jean jinne bi jógee Samba Mar macha Allah suñu waaj dama ne yaa wàccee Gundegum jinne bi nekkoon Mbacke nekk bandi di roube macha Allah jinne bi daaneel Batala Joola yaa ko daaneel le roi Xaaxa jinne bi daaneel Éthiopie Airlines yaa ko daaneel dama ne jinne man ku ba man yaa ko daaneel le Daaru May yaa ko daaneel macha Allah jinne bi ñu naan Kamil yaa ko daaneel dama ne jàmbaarul islam yaa ko daaneel yaa ko daaneel jinne bi ñu naan Mahfouz guerrier 150 mètres de hauteur 100 mètres de largeur yaa ko daaneel jinne bi ñu naan Mame Yandé nekk fii Parcelles di vivre macha Allah di jàpp yow courant di mas xale yaa ko daaneel kon nag mi ngi noonu jàmbaarul islam suñu waa daani doon tàcc leen lii waaw Ngoné waaw xam nga alors ñaar ñi nga xam ne nii ñoom ñoo waneegum seen bopp melokaanu góor lañ yor waaye sëriñ bi lu léegi dina leen wax ndax ñii ay jinne yu góor lañ wala jinne yu jigéen parce que jinne bu jigéen kon nag benn jigéen wàcc na ñaari góor ñoo wane woon seen bopp mais am na koo xam ne nii wàcc na léegi nag sëriñ bi di kanam tuuti di ngeen xam ndax ñii jinne yi leen topp góor lañ wala jigéen lañ waaye ñii ay melokaanu góor ak jigéen lañu yor ñaar ñële melokaanu góor lañ yor xamuñu ndax ñi leen topp ay jigéen lañ wala ay góor lañ kii melokaanu jigéen la yor mais xamuñu ndax ki ko topp góor la wala jigéen la et tout à l'heure léegi di ngeen xam lépp grâce à Thierno Moulé Sow ngeen gis kële. waaw ñu ñëwaat xoolaat ki nga xam ne moom moo le premier adversaire de cet après-midi alors Youssou bien sûr le boubou waaw c'est vrai d'habitude keroog ba mu reprendre samedi passé à pareille heure la am jinne bu xotti yéreem beneen bi bu weex ba tey aussi la même chose waaw alors mais Ngoné ñu may ma leeral li sëriñ bi di faral di leeral tout le temps rek torturer yi muy torturer wul ay nit ay jinne lay torturer parce que ñii liñ leen di def nii na ñëw suñu paree ba delluwaat ak seen sago boo leen laajee lan lañ def ak luñ yëg duñ ci yëg dara parce que nag waaw effectivement duñu ay nit ay jinne la nga ne lan yow la kan looy jooy yow la kan nga ne maa la lan nga ne man maa la lan dafa sonn dafa bëgg a génn jinne bu am doole la gis ngeen ni ma ko wàccee nee na ko bul commentaire génne ma mbokk yi gis ngeen jinne bi dafa am doole waaye gis ngeen ni ma ko wàccee parce que man lii Ajaratu Mariama Kamara tere na ma jàppante jinne yi. waaw ma dem fii laa jàppante jinne mu ne ma tere naa la. ma ne ko am na fu muy toll nag jinne bu ma waxee mënuloo ma dara wala nañu génn suñu diggante. dootuma mënati loolu. bari ci démb saa dafa nekk mu ne ma tere naa la ngay jàppante jinne yi. dëgg la. am nga sécurité nañu jàppante ma ne ko dëgg la waaye parfois jinne wax la ne mënuloo ma dara comme bari ci démb Ndiaye jinne bi lan la doyen. waaw nee na bu dee góor la da ngay génn suñu diggante. dëgg la. mais xam nga foofu noonu du ma mun a arrière. déedéet. foog ma woon ne jinne bi maa ko mën maa ko bu doole. gis ngeen kii xam nga ne ponkal la maanaam xale bu góor bi kese. am na kàttan. dëgg la. rawatina jinne bi. dëgg la. ni ma ko wàccee fii.
xam-xam na wóor xam-xam na wóor gis ngeen nee na maa ko mën nee na naa ko génne léegi nag balaa ñuy sori ma wax ak magam bu yore xaalis mu fay nga ne mais sëriñ bi waaw 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 mais sëriñ bi yow tam xool waaw ma ne sëriñ bi léegi jinne bi nee na ñoom léegi am nañu xaalis moom la ko génnee daa sonn waaye jàllama jàmm la ko waay tàcc leen nii génnee na jinne bi yóbbu na ko baax te jinne bi nangu na nee na ko damaa sonn génnee ma xam na jàllama jàmbaaru lislaam te kii ansi kii nee na nga génnee ko Thierno te nga bàyyi commentaire bi doyal na kii moom bu doon adversaire tekki na ngembam kii moom yaakaar naa ne pare na ci làmb ji. waaw sant dafa ñëw doole di jaay doole. sëriñ bi xool ko mu ne ko ragaluma la loolu la ko wax sëriñ bi xam nga ne nag bu ko jënd dëkkoo wala nga ne ko ragaluma la boobaa dama koy yëngal. dëgg la dama koy yëngal boobu fitam day gën a ñëw jàmbaaram day gën a ñëw xam-xamam day gën a ñëw da lay wan ne faalewuma la maa la mën maa la doole damay humilier damay dox sa kaw te noonu la xalif général def le roi médecine traditionnelle waaye nag doole dañ ko bi ko sonalee fii mu ne du man du jinne bi man la daal di woo frère bi nga xam ne moom la àndal waaye ñun nag mënuñoo gis jinne waaye Alaaji Thierno day gis jinne nee na ko c'est pas vrai waaye nu mu mujjee mi ngi ñi daal di sëgg di raam ci kanamu Alaaji Thierno naan ko damaa sonn bàyyi commentaire yi génne leen ma kon nag jaaraama jàmbaaru l'islam jaaraama Thierno mu ne kaw na kii anta king la solution des kings l'empereur le défenseur xool leen lii image bi xool leen image bi macha allah mi ngi noonu. image bi xool leen ko. sukk ci ay tànkam. da doon wax naan moom la dëgër mu ngi sëgg ci tànk ci sëriñ bi. sëgg ci ay daal di tey ci ay tànkam. daal di sujjootal sëriñ bi. sujjoot. lii nag defe naa ça se passe de comment. waaye maa ngi tàgg leen di waay. non maa la bien préparé. sponsorisé par Allah. protégé par Allah. il travaille par Allah. il marche par Allah. il fait tout par Allah. mi ngi noonu. kenn mu la saw. pour the king. all the king. allo. Ngoné donne le micro. defe naa ne barki Dembo Ndiaye. Kader RDV. daan na ñëw ci man macha allah. ma ko daan teral di ko defal lu ne. ma amoon réeroo ak moom rek. ñu koy jëfee gën. mu toog. DTV. mu ne lim sëriñ ci ñu ne Thierno Moule. mu ne Thierno Moule bu woon ak bu léegi du benn. Thierno Moule sax ku la ko waxee wax rek. bàyyi ku la waxee wax. léegi macha allah bu ñu boobu nelaw ma ndax Kader yëngal na ma. Kader bu ko faale ko amul amul seen waay léegi nelawuma ma ne non Kader daf ma yëpp yow daan nga ñëw ci man nga gis li may def ñu joxe ma ak yow nga toog sa kër ay at déggoo ma déggantewuma ak yow bu ñu waxee Thierno Moule kay war nga wax ci moom li nga xam fa rafet mais nga naan Thierno Moule bu woon ak bu léegi bokk waxuma ko dara ma woo ko téléphone xëy suba woo ko waaw mu ne ma waa démb de macha allah mu njëkkantuma démb de macha allah sëriñ bi invité woon nañu ma DTV macha allah ma waxal la lu rafet waxal la lu baax mais ma ne ko Kader da ngaa ji parce que wax nga Thierno Moule bu nekkoon si Kamba ak Thierno bu léegi bokkul ma ne ko Kader juum nga mu ne ma Thierno Moule soo da ngaa Thierno Moule dafa feebaroon di génn dem tukki ji ma ne waa ma ne Kader juum nga mu ne ma non sëriñ bi maa ngi jéggalu damaa juum ma invité ko kër ga mu ñëw ci ngoon bi jour boobu ci ngoon lendemain bu mu defee émission bi jour bu mu defee émission bi lendemain ma invité ko kër ga doyen moo ngi foofu ak Ngoné ak maman Bella ak sama gars yi ñoom yàgg ma ñu def émission mu waxal ma lu baax li nga xamante ne gis na ko ci man tuubal naa indi si kanam faj naa indi si kanam ma ne ko waaw ma ne ko lu tax yenn animateur ak animatrices yi booy ànd ak ñoom soo demee ba booy ànd ak ñoom ñu waxal la lu baax soo demee ba ànd toog ñoom ñu daal lay yàq lan moo waral ko mu ne ma sëñ bi maa ngi jéggal ma ne ko Thierno Moule bi nga xamoon bu njëkk ak léegi ban moo gën a am doole mu ne ma bu léegi mu jéggalu ma ne ko jéggal naa la
kon Thierno Moule defe naa ne deewul Thierno Moule tey la gën a sax tey lay gën a fayee ko ay millions tax jamono yi ma nekkee si Kambaaw daaw ma fayee ko ay millions jamono yi ma nekk unité 19 daaw ma fayee ko ay millions jamono yi ma nekkee fii laa fayee ko ay millions defe naa ba ci Demba Ndiaye 70 millions laa génnee ci weeru koor bi tasaare ko xaalis bi fii lañ ko war a filmé ko jënd ay ceeb jënd suukar defe naa ne mel na man maa ko fi def ci ñi yëngu ci wàllu médecine traditionnelle ma wane ko ñëpp gis. dafa leer defe naa ne tabaski bi jot ma jëndal sama emploi yëpp ay jasineer du ñoom kes am ñeneen ma jënd ay xaar génne ay millions defal kenn ku ne enveloppe defe naa ne kon kooku boo waxee dafa fay wala dafa daanu maanaam da ngay tooñ rek wala da nga kaa mere kese mere nit ki nag waroo ko waxal lu nekkul ci moom defe naa ne ñëw na jéggalu na tuub na nee naa ko jéggal naa waaw ba woote waatoon na sax ci foofu ci digge Yves mu wax Thierno Moule ba tey moo ngi nekk fu mu nekkoon kon bu ñu toog ci ay plateau di rey ku deewul wala di fay ki nga xamante ne fayul ndax man li may def amul kenn ku fi def ci médecine traditionnelle millions yu may encaisse amul kenn ku koy encaisse ci médecine traditionnelle social bi may def amul kenn ku ko fi def ci médecine traditionnelle li may dimbalee nit ñi amul kenn ku koy dimbalee ci médecine traditionnelle defe naa ne nit ñi defuñu waaye nag damaa lambarewu ci télé yi ak ci rajo yi télé bu ma woo du ma dem rajo bu ma woo du ma dem maa ngi toog parce que damay bañ critiquer damay bañ ñu invité ma rajo wala télé ma dem toog ñu woo keneen ma nekk di critiquer kilifa la romb naa foofu ndax boo demee bañ wax la xalif général des jinne defe naa ne yaa mag loolu n'est-ce pas kon bàyyi leen fay ku fayul bàyyi leen deewal ku deewul bàyyi leen feebarloo ku feebarul man feebaruma dara dalul defe naa ne physique may def nii rek ku feebar mënu ko def kii xale bu góor bi ci zaayir ponkal la si bopp mot na ma ñaar ci zaayir ah man xam naa ne sport ban alxuraan karim man xam naa ne kii def na sport ban alxuraan karim ma ñàkk sama ndey su dee dugguma ci néeg bi xam ne kii def na karaat li may ut ci fay bi yàlla bu ma ko am dama dugg xam ne ni kii dafa def armation dafa def karaat mais defe naa ne karaat bi réer na ko te man jànguma karaat def na armation ma bëggoon humilier ci karaat ci xam-xamam mais mu humilier ko ci sama baat kii bu ñu tegoon ñaari poids de peese bu ñu peesee moo may ëpp poids ndax xale la lu mu dee maa ko mag waaye gis nga lu mu jàngu karaat yow ban sentir nga ah mu ne rouge ah nee na dafa def na seen rouge benn rouge dansé def na rouge ba pare dafa doon gën ah xam nga point yëpp la xam nee na point yëpp la xam mooy point yu rëy nit mbokk yi tey du garaaw point lu rëy nit yëpp xam nga waaye gis nga ni ma ko wàccee en tant que ceinture rouge xam ngeen ne xam-xam moo woon tey su ma amuloon xam-xam kii daf may toroxal daf may rusloo daf may humilier ndax benn xale bu góor bi jàng na karaté jàng na kën fi jinne bi tamit day jàng kën fi day jàng karaté waaye gis nga fu mujjee ak man kon doyen xam-xam moo leer xam-xam moo wóor dafa naa ne champion karaté bi def na armation xam na luy aar léegi naa jox aussi def na formation xam na luy aar ñoom def nañ ay formation ak ñoom yàqu yëpp def nañ ay formation macha allah xam nañ lan mooy armation. boo koy kon gis ngeen lii mooy xam-xam tey dañu naroon toroxal Thierno Moule Sow dañ ko naroon bàcceel dañ ko naroon door point bu kaaw farman ma kaaw kon nag maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi defe naa ne waa DTV Thierno Moule fayu Thierno Moule deewul maa ngi tey laa gën a doxal tey laa encaissé ay millions nee naa la barki dem boo njaay 110 millions laa yóbbu ci banque man maay xaalis ko mi woni jawdi ko moom woni xaalis ko moom woni kange man maay xaalis faj bi dama ci sonn de dama ci tar bi defe naa ne yàqu gis nga bidooñ ma la yónni dama sonn ci faj bi fu ne laa ne dama mbabat
faj naa ñu fay ma ay 250 faj naa fay mu ma dara kon tey jot na may encaissé ay millions maa ngi commandé ay yeneen oto Kader mu ne ma da ngaa war a changer sa oto bi ma ne ko man maay oto kuy waxaale ay kër 519 millions may waxaale kër googu xam nga ne kooku day oto bu nekk bii daf maa neex rek mais commandé naa ay yeneen oto ñàkkuma sonn ma te ñi ma jege xam nañ ci dara ndax ku may seetaan xam ne ni kii mënul génnee 70 millions ba pare dencul ay milliards ci banque bi wala dencul ay milliards mënul ne mënoo génnee 70 millions te yoroo dara nañu waxante dëgg ah kon nañu bàyyi ray ku deewul nañu bàyyi fay ku fayul médecine traditionnelle maa ci teg tànk man nag du ma dem ci ay télé man sama chaîne YouTube laa yor di jàllale sama image te ñu ñaa ngi may topp ñu ñaa ngi may seetaan waaw nañu bàyyi di fay ku fayul nañu bàyyi di ray ku rayul ndax ma ne korite bi maa ci mën ci ñi ma bokkal génération maa ci mën ci koor bi maa génne lu kenn génnewul tabaski bi maa génne lu kenn génnewul kon mënuñu jël kenn teg ko sama kaw ndax li ma ñëw encaissé kenn du ko encaissé sama t-shirt day faj sama cuuraay day faj sama borkan day faj portable sax ker na mu la ko ci nekk amul benn sëriñ bi nga xamante ne dafay jaay t-shirt tam ñu jënd ko kon nañu da ngeen di bàyyi du rey ku deewul Thierno Moulay Sall nag dafa miinul di def ay plateau moo ngi toog ci lu xob di liggéey di jàppale askan wi ci ma nekkoon boobu ba tey maa ngi fa tey laa gën a am xaalis tey nit koo fi gis amal na toogee na 1 million wala 2 millions wala 3 millions pour jox waaw kay kon nañu bàyyi rey ku reyul ku deewul ba fay ku fayul xëy na Thierno Moulay Sall sawarul di dem ci ay plateau sawaruma di dem ci ay plateau parce que xam naa dañ lay yëkkati ci ba ñu wàccee waaw loolu la macha allah di sant yàlla bu baax di ci wàllu njëriñ Kader gëddal naa ko macha allah jox na ma jabaram sax ma wax ak jabaram enregistrement yi maa ngi ko yor waaw macha allah kon nag maa ngi sant yàlla loolu tamit foog mu leeral ko doyen yéen tamit li ngeen xam ci lu Kader ngeen wax. parce que jërëjëf mbooloo mi defe naa ne ñun dañoo fekkee tey yàlla def tey ñuy organiser un plateau bu riche. sëriñ bi wax na ko nee na waaw sëriñ bi yow sa bureau bi sa cabinet bi doy na la plateau. TMS TV doy na ko télévision cabinet médical bi doy na ko plateau. du dem nag ci télé yi parce que polémique lay bañ. polémique boobu du ko mayal ay détracteurs parce que nee naa ko lu yëngu bi amul woon amul maanaam unanimité maanaam ñëpp ànd ak yow. parce que nag soo leen rawee sànni karawaas al foog ñoom ñu lay sànni maanaam di la waxal mais de toute façon yow yaa ngi tontu bi mooy lan mooy image yi nit ñi di gis image yi nga xam ne ni yéen tey am ngeen chance gis image bii ngeen gis nga xam ne rek benn ci commentaire xëy na nag ba nga koy wax. am na sax lu soxla ci wax ji mais aussi boo ko jàngalee ci biir dëgg la boobu parce que nee na Thierno Moulay Sow mu démb ak tey lu benn wax na dëgg Thierno Moulay Sow bu 2007 ba mu dugg ci médecine traditionnelle ak bii effectivement am na différence parce que martaba bi yëg na martaba bi yëg na xam-xam bi yëg na at yi yëg na kon nag côté boobu il a raison bu Thierno Moulay Sow bu 2007 ak bi lu benn ci tous les plans kon nag yaa ngi sant yàlla amul benn médecin traditionnel boo xam ne rek yaa ngi gis lu mu yor parce que yow li nga yor doy na la sëkk parce que yaa ngi ciy tedd di ci teral doomu aadama yi di ci teral mbokk di ci teral ñëpp affaire oto du sa om maanaam teewoo ko parce que TMS bi tey y a de grandes chaînes de télévision man mii di wax ak yéen dama liggéey ci ay chaînes de télévision mais mu ngi ñuy 4x4 dafa garé à 9 millions la jëndal télévision am de yëkkati le 30 mai à l'occasion de la fête des mères mu yëkkati oto bu bees tax daal di koy yëkkati jox ko yaayam. waay ku jëndal cadeau sa yaay di ko jox oto di jëndal TMS TV di dawal oto kooku moto du sa problème. am déet du sa problème. waaye 70 millions tamit jox ko askan bi may leen ko gratuitement. sa plus de 70 millions sax la ñuy wax. ëpp na ko. mu jaay ba mu jeex na ko sëriñ bi. nañ dolliwaat mu daal yëkkatiwaat joxe nee naa ko da ngay xayma rek mais xamoo ñaata ngay dépense. xamuñu ko sax moo xam ci koor gi moo xam ci korité bi moo xam ci tabaski moo xam ci lépp. lui day génne di joxe
parce que yàlla moo ko digal nee naa ko li ngay liggéey muy jaar ci sa loxo ndeyjoor day génn ci loxo càmmoñ bi delluwaat ci askan wi waaye nag comme ni nga ko waxee aussi soo bëggee qualité da ngay def qualité au niveau parce que ici c'est un traitement de haut niveau il ne faut pas que les gens se confondent la gratuité ak le social c'est deux trucs différents il est très social mais tamit li muy faj ak risque yi muy jël te ngeen gis ko tey parce que kii su bëggee pour maîtriser kii nee na ceinture rouge la ceinture rouge arts martiaux def na kung fu kii xam nga ne lépp lu mën a faagaagal doomu aadama adversaire am mën na ko jàng na ko xam na point yëpp ba pare sëriñ bi yaa ngi nii ñii rek boo leen xoolee rek xam nga ne soo croisé leen daal li nga bëgg yëpp dañ la ko defal am de waaye da ngay wane sa bopp dëggal sa bopp wane ne looy wax dañ cee jiitu moo tax nga def loolu waaye billaay ñii boo leen bàyyi woon moom xam na 2 ans 3 ans ñu daal lay defal am dañu lijjanti ko mais dëggal sama bopp nee naa la faj jour bu ma njëkkee ne damay ragal yàlla na suñu borom ray ma nee naa la du ma ragal tey moom su ma mënoon na mu ray ma dee waaye man du ma arrière du ma dellu avance xeexkat bu mag la du ma tooñ du ma kii waaye damay xeex damay ci xeex waaw kilifa laa nag waaye du ma ñeex ñebe kenn du ma soosu ci kenn voilà waaw waaye sama dama koy xeex de macha allah parce que sama ndaw yëpp dama koo xeex sama enfant yëpp dama koo xeex yàlla nag moo ma def borom xam-xam def ma kilifa ndax sama papa borom xam-xam la sumay maam ay borom xam-xam la mais sama ndaw xeex naa te ku amul fit du dem ci àll bi ñoom seen dëkk dem naa Guinée man amul fu ma demoon ci àll bi risque fu ne kon man du ma ragal et puis xam nga problème bi mooy médecine traditionnelle ngay def mais gis nañ ay séquences yooyu def médecine moderne daf koy def dem leen dans les hôpitaux am na ay malades yoo xam ne pour ñu jox leen garab dañ leen takk bañ dëgër ñu piqûre leen wala jox leen garab wala jëlee leen tension moom nag lépp lu faj bi laaj daf koy def dafay raag day kot day caxabal day torturer day def lépp waaye tout le temps ma leen di wax ne kii bu delluwaatee sagom lii ñu koy def lépp yu xamul ci dara jëmu ci dara parce que du moom la mu àndal lañ koy def kon nag loolu aussi tamit nit ñi dañ koy baaxee dañ koy bàyyi xel sëriñ léegi macha allah man laa jinne bi d'abord waaw mu ne moom léegi dama bëgg nga si macha allah nga toog nga man laaj nga waxal ma ah mu ne nga bàyyi foofu nii bu dee baax nee na mu bàyyi bokk jullit yi bokk taalibe yi yeneen ñi topp seen bu mag bi muy TMS TV di ànd ak le grand marabout le grand sauveur des vies le missionnaire le visionnaire le social muy le khalife général Thierno Moule Sow jàmbaaru islam milliardaire Seydina Mouhamed léegi jàng bëgg askan bi bëgg yaayam bëgg baayam bëgg njabootam bëgg ay employam bëgg ñu muy liggéeyal fonk leen bëgg leen fonk leen kooku mooy la xalifa général ñuy jinne waaye tàccu leen borom kun fa yakun waay tàccu leen ki nga xam ne mooy le mara bien préparé le multimilliardaire de Seydina Mohamed ki génnee 70 millions def ko ci askanam l'empereur gis ngeen tabaski bi personnelu TMS TV ñëpp xar ak xaalis ci opération 3 gaay kooku mooy kan Thierno Moule Sow moo tax ma ne sama waa ji ku la lekk dee ku la naan mandi ku la rey génnum réew moo tax ñiy wax dañoo xamul doo sëriñu miir bu gàtt de ku jot tëb yaay multimilliardaire Seydina Mohamed xam nga nag dafa am sëriñ yoo xam ne macha allah dañuy bëgg gis leen ma gis leen ma daf leen di jaral ñuy fay di dem toog plateau waaye sama waa ji loolu dalu la de sa chaîne bii nga yor toog di ci waxee ku la soxla fii la lay fekk ku la bëgg a wax ak yow fii la lay fekk waroo di fay animateur wala di fay ay présentatrice naan leen wane leen ma yow boo dégg du yow da ngay bàyyi bañ na yow la sama waa ji moo tax ma ne la courant du pire pomme de terre du Angleterre dama ne sama waa jaa ngi ni waali yaabe baa ngi noonu waali tukulóor baa ngi noonu saw solution jàmbaaru l'islam donoy Soundiata Keita donoy Ségolon jàmbaaru l'islam sëriñ xale sëriñ physique sëriñ jàmbaar sëriñ doole les frères rouges qui détectent tous les mauvais esprits mi ngi noonu yàlla bu tracé bul effacé bu tracé waatee boo effacé dalay effacé
daa di tracé dama ne xolal ñun faale ñu benn naxa sa xandang sëriñu ñaamaane yaraani suudu alaay daanaani ñaamaani yaraani suudu ala sama waa ji jiitu nga leen sànni caravage fa daal leen jël bu ñu dootul jabu dama ne l'empereur king of the king a ngi noonu macha allah jàmbaaru xam nga li may def nii di def nii damay bonloo seen xol rek. waaw loolu kese moo ma ci yóbbu. cœur noir yi. ndax mënoon naa bañ a def loolu def sama faj def sama faj di def nii mel ni ku dul dox mënoon naa ko di def mel ni ku dul dof maanaam mel ni ku dul dox di def nii di yootal di leeral ay bët di ngandal ay bët mais boo gisee may def nii damay toj seen xol bi laay ñurgu ñarga ndax li ma mën mënuñu ko li ma xam xamuñu ko fi ma dem demuñu fa te ku bëgg a buzz attaque Thierno Moule Sow man du ma tontu waaw ku bëgg buzz attaque Thierno Moule Sow toog di yàq der naa Thierno Moule Sow xamul dara deful dara yow kan moo la xam yow barki Dembo Ndiaye kenn xamula yàgg nga di def kenn xamula léegi boo attaqué Thierno bu la tontoo gars yi dem seeti la dugg nga am vie ndax Thierno Moule ku mu attaqué foog gars yi xooli koo kàlla Kader bi ma tudd nii sax maa ngi koy may buzz ndax nii rek gars yi dañ koy xam moo tax du ma tontu non Kader moom man sax jéggal naa ko amul problème ndax kerew ñëw na teral naa ko jox naa ko xaalis bu bari defal ko ay furu ay ginaar ak yëpp mu yóbbaale mais damay leeral rek ndax man chaque jour ñu gas ay kàmb bëgg ma suul chaque jour ñu dugal ma ci kàmb ma génnewaat ci kàmb gi xanaa Jóob mii rek bu ma ko préparé woon benn sëriñ buy wax fii moom rek mun na la wàccee waaw maanaam su ma ko defaree bu ma ko defaroon rek képp ku fii def sëriñ sax maanaam moo lay féete kaw muy Yatma muy Alseeni muy champion Konaté ku ma ci maanaam soloon baatin kese nga def lu kenn dul def kon man du ma tontu kenn maanaam tontu bi mooy lan damay faj ñuy gis ñu may fay xaalis ma koy filmer ñuy gis may jaay cuuraay di filmer ñuy gis di encaisser ñuy gis di faj ñuy gis ñu may defal témoignage ñuy gis seen xol yi di bonte duñ ci mën dara man de loolu laa leen di duma tontu kenn di may kenn buzz waaw kay Sénégal nag nañu bàyyi soxor bi ak iñaan bi waaw kay boo rayee ku deewul da ngay sonal sa bopp du noonu léegi ma laa jinne bi waaw kiiwal léegi jinne dama bëgg nga wax mu leer ñu xam waaw yow lan mooy sa problème sam problème moo yàqal kii kese moo nekkoon sam problème lan ak lan nga ko yàqal kii lu ma ko yàqal dafa bëri parce que booy bi dafa am wërsëg bu bëri booy bi dafa am wërsëg xaalis dafa yomb xaalis dama ko yomb waaw te ma nekkoon ci wetam di ko yàqal lu bëri fu nekk dem na fa nag ma xamal loolu dégg nga fu ne dem na fa waaw fu nekk dem na fa est-ce que yow tey li ma la def tey est-ce que mus nañ la ko def jinna waaye ci les premiers waaye même am na série yu mag yu nekk fi waaye xoolal tu es roi moi je suis roi waaye Serigne Bassirou Ndiaye yaa ko mun ndax ku wàccee borom ceinture rouge xam nga ne kooku nekkul ku ndaw sama programme mooy tey dafa bu xoolal man maa ne booy bi na dem demal xoolal ñaar moo nar programme bi dafa faussé waaw xoolal dama taayale bëggoon naa génn mais dafa dëgëroon ci yaram bi ma ne ko léegi xoolal génn kese moo la mënoon génnee mooy Serigne kii Moule Sow lañ dem léegi yow lu tax tey nga bëggoon ma gàcceel bëggoon ma rusloo lu tax waaye xam nga loolu suñu jikko kese la loolu suñu jikko rek la suñu jikko la nee na seen jikko la mbokk yi defe naa ne yéen a ngi gis xale bu góor bi nee na ceinture rouge la karaté nee na def na kën fi moom xale bu góor bi def na kën fi def na kën fi karaté ak lan karaté kese la karaté nee na def na karaté ceinture rouge léegi yow tamit da ngaa jàngale karaté wala kii lu mu def man maa ko koy def la gis nga nee na lu mu def moo koy def la kon jinne bi jàng na karaté kon jinne bi il est ceinture rouge léegi yow lan nga bëggoon jinna dama bëgg a génn 16 Moule
mu tuddee la 16 mu le 16 mu le waaw baax na. jinne bi nee na yow góor nga wala jigéen nga. waaye man jigéen laa waaw. jigéen la kay. ban melukaan nga yor. mooy xam ngeen luy mel nii gis nga comme sa yére bi nu mel yaa ngi gis. tigre yaa ngi gis sama loxo yi. parce que sànq nii laa gis mu def xam naa ne tigre la. sànq. yaa ngi gis sama loxo yi. waaw yow ñaata at nga am jinne. at yi fàtte naa ko nag sama bopp bi moo ngi toj. lu tax sa bopp bi di toj. yaa tax. mbokk yi nee na maa tax. waaw lépp nag dama koy sante suñu borom. ndax man du ma dara yàlla la. et puis tamit jullit la waaw. nee na et puis jullit la. waaw. bu leen ma laaj jot bi loolu yëpp jël ko garaawul. man ma ko weer bi dama sonn. waaw léegi nag d'accord ma wax ak magam rapidement suñu jubóowee ñu génnee jinne bi ndax barki Dembo Ndiaye fii laa sonn ci benn jinne fii ma raag ba dugg boîte vocale mbokkam yi yoruñu xaalis xam nga loolu tamit coono la. dina si jàpp. loolu tamit coono la quoi. xale bi parce que sonn ba pare après ñu ne la yoruma tamit. te lu ma leen xale bi espoir la si ñoom billaay jàpp si rek jàpp si dinañ la fay billaay dinañ la fay. xam waaw léegi may ma 5 minutes ma gisee ak magam après ma daal di ñëw rapidement ñu génnee la nga toog fii ci kër gi. waaw macha allah mbokk yi kon loxo yi na jóg. waaye tàccu leen Thierno Moule Sow l'empereur gis ngeen jinne bi nangu na jinne bi nga xam ne moo fi ñëw di jaay doole a def na armation nee na moom moo ko defloo li nga xam ne moom mooy xale bu góor bi waaye gis ngeen bi la xalif général génnee l'empereur le king of the king daal di génn ak li nga xam ne moom mooy vite fait bi kenn du vite fait bi nga xam ne dafay humilier jinne dafay daggatee jinne jaaraama vite fait moo ko wàccee vite fait moo ko humilier composition xam-xam composition baatin ak ay garab yi nga xam ne dañuy sàbbal seen borom kon nag jaaraama vite fait jinne du ko maîtriser dëmm du ko maîtriser lépp lu mu fi fekk da koy yóbbu vaar gis ngeen waa ji daanu woon ba tey mi ngi noonu gis nga Alaaji Cerno daal di koy jege mu commencé waat di futtu waaye tàccu leen jàmbaaru l'islam les frères rouges qui détectent les mauvais esprits Thierno Moule Sow kun fayakun mi ngi noonu kon nag macha allah loo bëgg a wax sëñ bi. YouTube rek moom déggante nañ Abdou Fall man la Abdou Fall Italie. Abdou Fall Italie. su ma ñëwee dinaa la seet si. ma taxoon ma ne tey ma xaar ma ñëw nuyu si la. waaw moom daan nañu waxtaan lu bëri si kii. waaw ne ko léegi lu mu gis tey daan nañu seetaan waaye. tey Abdou Fall vidéo yi nga daan gis di ko seetaan waa tey loo gis. ak charlatan yi lan la wax. non bokk leen wax naa la ko nee la yàlla mooy maye. ndeysaan. nit ñi boo dee lekk ñuy lekk. waaw. boo dee naan ñuy naan ngay dox ñuy dox dañuy yaakaar ni yéen a yem sa waroo bi si biir la. dëgg la tey combat bi nga fekkee loo ci wax. doomu Kajoor laa yàgg naa xam ay sëriñ lu nekk. dëgg la mais bokkuñu. waaw bokkuñu moo tax ma ñëw fi tey. macha allah. macha allah mi ngi noonu Abdou Fall Italie yàgg a jokkoo ki nga xam ne mooy sëriñ bi tey mu daal di ñëw rag bi fekk ko fi combat bi fekk ko fi mu daal di apprécier nangu na ndax ñëpp xam nañ ko ñaar tali du Italie te tubaab du moroomu naar bu demee ba di koy diin mbagg rek yaakaar naa ne xonkaay bee tax kon nag jaaraama vite fait composition xam-xam ak baatin mi ngi noonu vite fait bi moo wàccee li nga xam ne moom mooy jinne bi écrasé ko yóbbu ko ba vaar humilier ko mu daal di nangu kon nag jaaraama Thierno Moule Sow l'empereur le king of the king. Merci donc Ngoné Dia pour ces commentaires. C'est vrai que ça a été très chaud tout à l'heure. Ouais, le calme est pratiquement revenu ici. Au niveau des esprits qui se sont beaucoup agités. Mais vous savez que le marabout, à chaque fois qu'il rentre dans son cabinet, qu'il en ressort avec son tenue de combat, il ne laisse rien vraiment aux adversaires. En l'occurrence, ces mauvais esprits. Mais surtout le fait marquant, moi, ce jeune homme, d'une assez corpulence quand même, qui avait défié le marabout au rez-de-chaussée. Bon, finalement, il a essayé un peu de résister, mais quand même, cette résistance, finalement, n'a pas abouti à grand-chose. Il a été maîtrisé, mais bien avant cela, quand même, on a vu, après avoir été mis à terre, le produit vite fait a fait son effet. Parce que c'est un produit très fort, que Ngoné Dia ne cesse de vous commenter. Madame, qui doit les dire que le produit est amnako, ben qu'on sortait, la situation a beaucoup changé. Alors, si nous waxna aussi tamit mom xalé bu goor bi mu top néna ko am wërseug la daf ko bëgg yaxal wërseugam yaxal aveniram donc néna sax sëriñ bi vraiment li ngay wax ni yëpp man sax bu ma son nga bayiko waaw te nga génné ma vraiment ma génn dem
alors li may wax rek daan ne képp ku yàlla nar a maanaam defar sa affaire rek daf lay omot indi la fii ci keppaaru Thierno Moulé Sow parce que nag yàlla moo ko may xam-xam bi dégg ngeen témoignage sama mbokk Fallène boobu léegi li mu wax daf ko daan gis au niveau de l'Italie parce que lui il est en Italie mais ce qu'il voit sur les images de TMS c'est effectivement ce qu'il voit en réalité ici au niveau du cabinet médical de El Hadj Thierno Moulé Sow et cela nous fait grandement plaisir et vous n'êtes pas le seul à faire ce témoignage. Heureusement que quand même vous avez fait le déplacement pour venir constater de visu, en tout cas non seulement visiter le cabinet médical, visiter en tout cas l'installation, mais ensuite regarder le marabout en face pour confirmer qu'effectivement c'est la même personne que vous voyez sur les images. Alors ce n'est pas des images qui sont truquées, qui sont montées, qui ne sont pas gonflées, mais c'est des images qui reflètent la réalité que nous vivons quotidiennement avec bien sûr, je le disais souvent, le marabout au vu de sa dimension spirituelle li nga xam ne yàlla moo ko jox parce que nag daf koy wax yàlla moo ko may xam-xam bi yàlla moo ko def defal loo xam ne tey defalu ko benn sëriñ tey moom bu la xoolee rek su fekkee dafa am loo àndal rek automatiquement dootu mën a téye sa bopp da ngay yëngatu mais tout le temps damay wax ne ñi yëngatu du ñoom parce que léeg-léeg nit dina yëngatu nekk góor waaye nag lu ku jigéen moo ko dugg moo xam jinne la moo xam rab la moo xam lu munti doon dina doon aussi tamit ci jigéen tout le temps daf koy wax ne sëy yu bari ñu ngi tas jigéen ñi di ñaan baat wallahi azim teyuñu ko xamuñu lan moo leen koy puusloo dafa fekk dafa am loo xam ne dañ ànd ak moom mu leen di ñaan loo baat ñuy tas bu ko defee ñu naan fu mu sëy tas fa kii dafa réew kii dafa def nii fekk ne wallahi teyu ko dafa am lu mu àndal mais loolu aussi dafay nekk ci góor ñi da ngay góor ñoo xam dañ naan kii du yor jabar fekk dafa am àndandoor boo xam dafa soxor ba nga xam ne nii ku ñëw mu daal lay dégager nga dem ñu ne kii booyee boo nga bàyyi ko du yor jabar kon nag si vous avez la chance aujourd'hui ñu am ko mel ni Thierno Moulé Sow ñëw leen ngeen faju ñëw leen ngeen seet seen bopp ñëw leen ñu defar leen parce que àndandoor yi bari nañ te àndandoor yi nekk ci nit ñi yëpp ay ñu bon lañ lu bon rek la ñuy def da ngay xool kii ce jeune homme là yor alimentation yor boutique am di jaay tey mu am lu ko dugg dégg ngeen léegi frère am bi li wax nee na day toog ba ci yàgg mu dem toog du wax ak kenn du faale kenn du dëgg donc mu wóor ko ne kii am na loo xam ne tey mu ngi ko topp bu koy yàq avenir am te il n'est pas c'est pas la même du moom rek am na ñeneen ak ñeneen dem na ba ci gis nga produit vite fait bi doole ji mu am doole ji moom bu la maîtriser ba sotti la ko moom lépp lu nekkoon ci yow dafay commencer di génn da ngay wax te li ngay wax effectivement du yow nit ki yaay wax mais jinne ji ci boppam moom mooy wax dégg ngeen ko léegi waxoon na turam mais après jinne ji moom moo wax donc mooy produit vite fait bi efficacité produit vite fait bi nag dafa am ñaari melokaan am na boo xam ne nii moom la ñuy sotteeku moom la sotteeku léegi di ko sotti am na boo xam ne nii aussi produit vite fait la boo xam dañ koy naan te di ngeen ko tout le temps en image ñu koy publicité mais lu tax mu indi produit vite fait boobu ñuy naan parce que dafa constaté ne góor ñu mel ni man vraiment fu ñu dem lekk léeg-léeg mu ñu lekk biir bi di funki ñu naan luñ ko jox léeg-léeg sax ñu tuumaal ci jigéen ñi daal di ne jabaram moo ko jox fekk sax xëy na jabaram jox ko feneen la ko lekkee ci mbedd ci xew wala feneen la ko lekkee mais mu indil ko ay problème parce que ba muy lekk am na loo xam ne dugg na ci ñam ba rax ko ba bu ko faagaagal kon nag produit vite fait boobu nga xam ne sëriñ bi def na ko boobu moom incha allah boo ko naanee day mel ni acide lu mu fekk ci biir bi ci lu bon daf koy dindi ba mu set wecc soo ko naanee tamit lu la neex nga lekk fu la neex nga lekkee bu soobee yàlla daf lay préserver t-shirt yi tamit ngoone daf koy wax bërki démb yàggul ci semaine bii rek am na benn xale bu góor daf fi ñëw gaare otom fii daal di ñëw ne moom musul gis sëriñ bi mais grand frère am ci boppam moom moo nekk en France moom mooy dawal oto mu dikkal ko ci benn genre maanaam mu mel ni kuy nelaw di dal ci oto yeeg yooyu te xam nga loolu lu nekk mun na ci am mais bañ ko tegtalee mu jënd produit mu jënd t-shirt yi nee na ba mu ko commencé sol dina liggéey ba wàcc du dajjantu nee na bañ na ko bu solee benn bi yeneen yi daf koy jël yi mu wekk ci palanteer bi yi mu wekk ci bunt bi keroog moo fi yónni woon rakkam ne ko demal jëndalaat ma 6 t-shirt parce que bëgguma t-shirt yi manqué ci kër gi porte-clés yi tamit njëriñ la am cuuraay bi tamit njëriñ la am keroog am na benn xale bu jigéen boo xam ne Saint-Louis di jógee elle n'a que 25 ans et d'ailleurs l'image est en train de passer sur la chaîne YouTube de TMS TV nee na moom waa këram gëmuñu sëriñ bi et 25 ans déjà xale la mu ne leen man li ma gis ak li may yëg man rek man maa ko yëg daal di ñëw fii dajale ba am ñëw jënd cuuraay bi dem daal di yóbbu parce que mu ne cuuraay bi ba mu ko utiliser ba léegi gis na yokk kon nag defe naa ne li olof Njaay di wax ne lu ne fàng kenn du ko jeex loolu moom moo am ci produit ci El Hadj Thierno Moulé Sow nee na nag léegi dégg ngeen ko bu yeboon nit ñi di ko attaqué ci télévision yeeg ci yooyu
parce que bàyyiwuñ kenn comme que sang bi gën gi mbindeef sax dañ koy critiquer asamaak moom mi nga xam ne doomu aadama la. kon nag yooyu daf koy accepter mais du dem di tontuwanteeg ñoom tontu bi mu leen di tontu mooy di liggéey di jëf nit ñi di gis te du Sénégal rek Afrique à travers le monde ak partout dégg nga suñu jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo jógee Belgique ñëw témoignage bi ñu def te ñooñu defee témoignage jógee Belgique Falen bi Abdou def ko moom tamit ak ñeneen ak ñeneen chaque jour les gens viennent de partout à travers vraiment les continents fu nekk la ñu jógee di ñëw parce que nag avec la magie du YouTube nit ñi mun nañ découvrir vraiment xool te loo xam ne ni d'une manière répétitive lañ doon wax moom bàyyi nañ ko léegi naan Thierno Moulé Sow dafay fay nit ñi pour ñuy daanu xam naa ne la moom bu fekkoon ne nii bañ ko waxee ba léegi loolu am na defe naa ne BCEAO sax mënul liggéey xaalis boobu comprendre nga moo tax léegi bu lay faj dañuy def contrat ñu filmer la en image soo koy jox xaalis sax daf koy filmer mu wóor ko ne yow yaa ko fay mais loolu moom waxatuñ ko léegi nag leneen la ñuy waxati mais li tubaab di wax rek les chiens aboient mais la caravane passe. Restez sur la TMS TV. Dans quelques instants, nous reviendrons pour d'autres reportages. À tout à l'heure. Bon, benn film ko 150 ticket on. Oui. Njoddi waaw consultation simple consultation. Mais OK. Niveau de filmation woni moyen par rapport film. Comment ko filmation ɓuri serde. Ko filmation woni moyen seer par rapport non filmation woni ɓuri serde. Wiɗa? Wiɗa? Yo film, OK. Non. Na filmé. Parce que boo gisee ñu génn dañuy waxtaan mu leer parce que dañu wax ne fii du ñu tëb rek filmer nit dañuy wax ak moom ba mu leer léegi dañu duggoon mag ji commencé def nii ma ne ko nañu génn ci biti d'abord nga laaj moom bu dee moom engagé wul filmer bi waaye léegi mu ne mu laaj kii ba xam engagé na filmer bi léegi moom lan la wax. D'accord na. D'accord na. Filmer. da ngay wax ci kaw. OK mu ne nañu filmer. mu ne d'accord nañu filmer. Oui, effectivement. ngeen signé contrat bi. Oui. mu ne d'accord nañu signé ko ngeen signé contrat bi léegi bu ñu filmer tey suba bu la neexee nga dem gendarmerie bu la neexee nga dem brigade de recherche ak foo mun a dem xas nañ ba signé ba pare vidéo bi du mun a deñ parce que foofu yëpp dama fa jaar ñu ne ma da ngay def sa contrat koo xas ba waxal ngeen filmer boo leen d'accordé mu signé ne filmer ma suba bu ñëwee fii dañ ko naan da ngaa xas ba signé amoo lenn looy taxaw fii di wax kon moo ngi noonu léegi yow lan nga wax ñu signé ñu filmer waaw man naa génne rek waaw. waaw kon jeex na d'accord parce que yëpp mu leer damay bëgg lu leer rek lu efficace léegi na signé fii rapidement moom si boppam jox ko mu jóg signé jógal nga signé jox ko big bi am waaw mu ne moom ak magam bi yëpp benn la parce que pour mu leer quoi. waaw loolu moom defe naa ne li ñaan y a l'aspect administratif y a l'aspect juridique. waaw suñ gisee soo leen gisee loolu mooy. léegi nag ñu juboo wuñu. waaw. bi mooy premier contrat ñaari contrat la ñu juboo wuñu premier contrat baa ngi ni moom day signé bu ñu juboo wuñu bii day signé te bu ñu ko signé day dem WhatsApp YouTube réseaux sociaux yëpp mënuñu ko sécuriser ci benn réseaux sociaux comprendre nga parce que bëgg mu leer. dëgg la man moom lépp lu may def dafay leer nañ ndax fi ma toll ci faj bi maa ngi ca kaw. dëgg la kon waruma def dara li nga xamante ne maanaam lu ñàkk fayda moo tax lépp lu may def dama koy teg ci yoon. waaw. teg ko ci lu leer nga xamante ne suba. nit ki du wax nii du wax naa. waaw nit ki du wax nii gis nga contrat baa ngi noonu. moom la Alseyni doon liiral maanaam ki nga xam ne mooy accompagnant alors contrat bi li ci nekk yëpp mooy
damay ñëw nga consulter ma d'accord naa aussi nga filmer ma su ma daanuwul yëpp d'accord naa nga filmer ma donte sax xëy na boo ma waree faj jubóowuñu am nga droit image yooyu nga jël ci man nga diffuser ko ci réseaux sociaux fépp fu la neex donc contrat la boo xam ne ni sëriñ bi du ko imposer kenn yow yaay ñëw ci sa coobare bopp nga d'accord daal di koy signer mu garder copie nga garder copie pour ëllëg ak si biir moo tax xam nga nit ki su fekkoon daf koy wax ci kàddu sax ñu ne ba mu koy wax maanaam mun na ñëw ne waxuma ko. waaw mais traçabilité li tubaab wax traçabilité. ma ne am na fi. waaw très bien benn xale bu jigéen. waaw unité 19. dëmm la laa la wax. dafa jëfaru sama biir néeg ñu filmer ko. ba ñu ko filmer mu weer wax ni mu doon lekkee jaan la di expliquer defe naa ne moo ngi yeneen koy seetaan ngeen ko. dëgg la mu dem ba moment. am na benn site bi ma daan filmer tuma ñu complot di ma xeex bëgg ma tëjlu di ma yóbbu ay gendarmerie ay police mais fépp fu ñu dem du am dëgg yàlla def nag fu mu mujjoon dem police bu mu mujjoon dem ndekete am na ñu fa nekk ñi nga xamante ne xam nañ yaayam lekk na 5 jëkkër lekk na leen ñu xam nañ ne dëmm la mais fu ñu dem bu waxee ma wax mu ne dama yoroon ay paaka ay jaasi di ko tiital pour mu wax ma ne ko day fen moo jëfaru moom moo jëfaru dëmm la mu jëfaru ñu filmer ko mu wax kon après kooku mujjul fenn léegi ci biir yooyu yëpp nag tey da ngay faj nit ba mu wér suba mu nekk sa noon suba mu complot ak kenn ki doon liggéey ci yow ñu complot nekk noonu def la noonu loolu moo waral ku ma faj dama lay filmer nga def témoignage ëllëg boo ma naree taxaw di ma fenal wala di yàq sama der ma génne image bi ma la fajee woon wala fi nga ma waxalee lu baax ma jébbal ko Sénégalais yëpp ñu xam ne kat kii kon dafa soxor dafa bëgg a yàq Thierno Moule Sow parce que loolu dafa am da ngay faj nit tey ba mu wër suba mu soppaleeku nekk sa noonu loolu am na fi da ngay faj nit ba mu wér suba mu soppaleeku nekk sa noonu di la jéem a yàq seede àlla isoli na ko moo tax may filmer ndax sénégalais xam nga maa fekkee loolu la police bëgg xam nga image du dee image am na benn xale bu jigéen tamit dafa doon tux di naan sàngara di cagatu mu ñëw ma génnee ci moom ñaari jinne faj ko ba mu wér ba yaayam def témoignage mu toog ay at complot ak ki doon liggéeyee fii ñu ne dañ may porte plainte mais ba ñu demee ci yoon yàlla dimbali ma ba ñu demee ci police bi rek ci saasi vidéo yi ma ko doon faj yëpp dafa mel ni jinne ñoo ma ko indil seede àlla rek mu ñëw ci sama kii bi ci sama portable ma wane ko gars yi foofu dañoo jommi sax defe naa ne kooku depuis jour boobu ba tey déggaatuma leen parce que loolu la sénégalais dafa am ñu soxor bu ñu la bëggee daaneel mun nañ gis ki nga xamante ne dafa bokk ci sa maanaam ci sa image après ñu daal di koy jël corrompe ko mu toog fee di yàq sa der parce que bu seedaal la parce que bu waxee ne demoon naa ci Thierno Moule Sow nit ñi mun nañ ko ne waaw gis nañ ko foofu waaye bu dee yow da ngaa yor ay image denc bu demee toog yàq der nga génne image yi dañuy xam ne day kàcc day fen moo tax lii film bi moo wóor lii may def nii sama garantie la waaw lii dafa wóor ci man parce que nit ñi dañu mën a yàq der suñ la mënalul dara dañuy toog di la jéem a yàq waaye image du dee doo ko dencee nga faj nit ba mu wér suba mu def yëfu goredi di la jéem a xeex nga indiwaat ko démbam bu ko defee nit ñi dañuy xam ne kon soxor ak ñaan moo ko dal moo tax Thierno Moule Sow damay filmer ba dee film bi ba kerew may sàngoo suuf danaa filmer parce que nit ku ñuul moo neexul comprendre yow nit dimbali la faj la ba nga wér boo demee ba wér kay boo demee sa yoon ëllëg waroo taxaw di ko jéem a xeex wala di ko indi ay kutukar moo tax may filmer moo tax duñ ma mën a jaare fenn ndax damaa muus dama mbon damaa yeewu sama biir néeg sax am na caméra ay caméra surveillance waaw kay kon xam nga ne kooku dafa wóolu boppam dimbali leen ma ci kon nag mu ngi noonu sama biir néeg sax dafa am caméra surveillance parce que nit ku ñuul moo garaaw da ngay ànd ak moom tey suba mu wëlbati ko xeex la yàq sa der nu mu la mën a yëkkatee tey suba noonu la mën a yëkkatee fay la maanaam yàqal la ñun sénégalais noonu la ñu mel loolu nag moo yëfu dëmm dëgg waaye léegi nag bu dee sa néeg sax yow da nga ci am caméra surveillance parce que mun nga dugg néegu sëriñ bi sax créer dara wala wax dara mais nag bu dee caméra yaa ngi la moo ngi lay filmer ëllëg boo waxee dara caméra yi rek la ñuy génnee xool kon man dama prêt depuis démb tey doog a ñëw ndax nit ku ñuul dafa garaaw waaw loolu moom conseil bu mag la sóoraale loolu yëpp waaw léegi nag gannaaw d'accord nañ signé nañ léegi ñu waxtaan suñu jubóowee ma génnee jinne bi léegi parce que tamit foog ma leeral mbir yi dëgg la
dëgg la nit ñi dañu doy waar doyen. ñun xaw ma lan la tey mun naa ànd ak yow naan la doyen suba ñu jote rek ma yàq sa der loolu moo xew fii gars yi bëri ngay ànd tey suba ñoo lay noonoo man xam naa lépp moo tax damay filmer rek munoo ma waxal tey lu baax suba nga taxaw wax ma lu ñaaw boo ma waxalee lu baax tey suba boo ma waxalee lu ñaaw mu indilaat la yi nga ma doon waxal lu baax yëpp ma jox ko sénégalais yi ñu xam ne da ngaa soxor man damaa yeew tey démb doog a ñëw moo tax may filmer bokk na ci maaraabu yi njëkk a filmer Sénégal muy Thierno Moule Sow depuis Touba Mbacké laa doon filmer 2007 ba tey fi ma nekkoon ci Touba benn tailleur bu ñu wax Jili si la caméra amateur yooyu laa jëndoon bu may faj foofu kenn sax dama ko naan Jili dimbali ma nga filmer ma may faj moom de tailleur la ñoo dendoon ni appartement laa jëloon mu jël fa appartement ma ne ko Jili kaay dimbali ma waaye nga filmer ma faj parce que tout le temps damay bëgg preuve pour en cas waaw loolu la de sama liggéey bii bu soobee suñu borom dinaa ko def ba samay doom ñëw def ko ba samay sët ñëw def ko incha allah maa ngi ñaan suñu borom day lu set rek du lu leer nañ parce que gis ngeen charlatan bi tamit lu mu def barki démb rey kooku noonu xam ngeen ne kooku tey kooku du fajkat kooku bandi salte la ndax nag calculer man mi jël ay caméra surveillance def ko sama biir néeg bi may fajee def ko kër gi yëpp nëbbatuwuma waaw loolu la parce que ku bëgg lu leer mooy def loolu waaw ok kon nag yal nañu yàlla defaral jàmm ci barke Yonent bi salaa salaam gis nga xeex bi ma xeex fii léegi ak coono bi ma ci daj tamit léegi maa ngi duggante ak ñoom suñu juboowee xayrun suñu juboowul tamit ci ñoom la man l'essentiel wane naa suma bopp wane naa sama baatin ak sama jàmbaar ak sama xam-xam waaw kon nag ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jéggalu yàggaay bi liggéey bi la rek ngeen comprendre gis nga sëriñ bi nu mu mel ni ma ñàkkee tooy xep liggéey bi da ngeen di comprendre mbirum jinne la mbirum dëmm la mënul ñàkk parfois sëriñ bi froissé jaxasoo ak affaire yeeg yooyu loolu kese la waaye du dara aussi du ñëpp tamit ñooy ñëw seen jinne agressif ñeneen ñi seen jinne yi sax bu ñu ñëwee duñu yëngal du ma ci sonn duñ ma sonal waaye nag am na jinne yi nga xamante bu ñu ñëwee foog ma jàppante ak ñoom du ñëpp nag pour nit ñi bañ a ragal aussi du ñëpp la seen jinne yi di def nii am na ñoo xamante ne bu ñu ñëwee du ma jàppante ak ñoom nii sax dama naan génnal rek jinne bi génn yenn jinne yi nag tamit foog nga egg ak ñoom ci lu mel nii ba ñu mun a nangu faj bi moo demee noonu y a des hauts y a des bas. dëgg la merci. voilà merci donc Alaaji Thierno Moule Sow. tàccu leen ko waay. defe naa ne loolu ay éclairage la loo xam ne ni indi na ko par rapport ak contrat yi nga xam ne ni tamit vraiment moom mooy sanctionner conditions yi nga xam ne ni ci lay fajee parce que image dafa war a ànd ak signature de contrat comme ça lui il est à l'abri de tout inconvénient parce que nag nit mun na wax ne waroo mën a filmer wala yëguma ko mais loolu yëpp du ci am moo tax muy imposer bala moo def dara da lay filmer comme ni mu wax nag mu nekk ay parties la première partie mooy bu la filmer consulter la boo leen d'accordul tamit ci li ngeen seq du tere image yooyu dina ko dugal ci vraiment réseaux sociaux yëpp nit ñi seetaan ko ngeen d'accord ak ngeen bañ a d'accord mais moom étape par étape lay fajee donc loolu moo tax léegi gis ngeen ko moom nee na ko frère am bi signé contrat bi signé nañ ko contrat baa ngi noonu dañ koy jël classé ko donc loolu mooy wane ne li tubaab di wax dafay am traçabilité voilà kon nag ñu dem uy ji sëriñ bi dem waaw voilà mu ngoog kon nag yéen ñi ñuy suivre sur la TMS TV on est en direct dans le cabinet médical de El Hadj Thierno Moule Sow yéen ñi nga xam ne aussi vous êtes patient vous êtes accompagnateur ngeen nekk foofu dans la salle d'attente tamit maanaam waxtaan bi sëriñ bi def ko maanaam da ngeen koy dund en direct parce que nag li muy wax moom nëbbatuwul koo xam ne nii foo nekk yaa ngi def ay caméra li nit di def yaa ngi koy gis moom itam geste yi mi def yëpp dañ koy gis donc moo tax nëbbuwul ci dara sëriñ bi ñu ngi lay joxaat sa waaju ko waaw. man vraiment toll naa fi nga xamante ne. waaw vraiment waaw. ngoone del def max toll naa fi nga xamante ne du xaalis laay ut ndax yàgg naa ci faj bi depuis 2007 ba tey waaw lu ma ci amul woon du ma ko ci am n'est-ce pas waaye liggéey bi yombul liggéey bi dafa am yu bëri yu muy laaj moo tax comprendre nga waaw léegi nag dañuy def kii nu ñu ko waxati
dañuy def en direct tey pour wàllu faj bi léegi defe naa ne mun nga ko jox micro bi mu wax ak man ma wax ak moom amul beneen wala waaw amul beneen micro bi wala. l'autre micro s'il vous plaît micro pas. léegi waaw dañuy waxtaan rek parce que fii amul lu ñu nëbb quoi te di dara ñaawu ci n'est-ce pas. lépp lu rafet la day faju rek. d'accord waaw defe naa ne nekkul lu bon daal. ok waaw léegi bismillah yow la ñuy déglu def nga consultation bi joxe nga 30 000. loolu mooy consultation bi d'abord bu dee nag ñi nga xamante ne ñoom VIP bi mooy 150 000 am na 30 000 am na 40 000. d'accord waaw bu dee bitim réew aussi am na 100 000 am na 50 000. d'accord léegi. bismillah nan nga gisee mbir yi ak fan nga demoon ak moom fu mu demoon nga waxoon nga ma dem na ci dëkk séeréer yi xaw ma ban dëkk. bon foofu fekkee ma ko mais daf ma ko expliquer. bon fii c'est au niveau de Camarin. Marin voilà. là-bas dama ko gunge naa foofu 2 fois. nga ko foofu 2 fois oui. bon dernière fois mu ne bon moom sonn na ci. dem chaque fois bon voilà gisul résultat bu mu seetaanee si YouTube mu ne bon convaincre na ko mu ñëw fii parce que ici boo fi ñëwee c'est une fois et puis voilà après boo defee consultation en tout cas 1 ou 2 fois et puis c'est fini voilà donc mu ñëw jël si ma bu ma ko bu mu ñëwee expliquer ma ko man tamit woon ma vidéo bi ma ne wooy daaw naa gis vidéo yi daaw naa gis sérim bi ci internet tam bi ma nekk Côte d'Ivoire bon mu ne ma tey ci suba ma gunge ko fii voilà ñu def consultation xam lalla et puis position bi nu muy fajoo lalla et puis ñu discuter un peu de tout voilà ce qui concerne feebar bi voilà nu muy fajoo moom ci wérgu yaramam voilà. waaw macha allah léegi tey ñëw nga ci kër gi. gis nga maa ngi doog a ñëw gis nga boobu ba tey temps bi ma jël ak coono bi ma daj gis nga ni ma ñaqee ak sama yére yi sax xotteeku na. yaa gën a gis liggéey bi nu mu demee nu mu méttee effectivement xam nga defe naa ne yóbbu nga ko ay palmarès ak yooyu mais defe naa ne musul def yi ni mel na comme tey lu mu jàmbaarloo ak man nii quoi daan na daanu nag nga wax ah. waaw buñ ko moccee rek daaw na daanu mais deful musul def agressif comme nii ne mënaloo ma dara nangam. non mais dana yuuxu rek. day wax yuuxu rek waaw mu ne day génn et puis. mais après daawul génn. musul génnul. musul wax ne waa génn naa bàyyi naa ko voilà. ok léegi dégg nga lu mu wax léegi nee na dafa bëgg ma génne. waaw effectivement oui. waaw léegi nag mën na ne kon nag léegi gannaaw faj bi comme nii. dina dem ci 2 millions. bu nekkee ne bi nga xamante ne VIP la boobu moo gën a cher quoi. léegi bii nii ci 2 millions la ñuy tàmbale pour wàllu faj bi. léegi ñu déglu la pour ñu xool nu ñu koy dimbalee pour lu ne ci moom mu deñ. voilà waaw. 2 millions xaalis la mais xam naa suñu loxo yeggul foofu bon ngeen defal ñu benn prix boo xam ne mën nañu xool ndax na lañ koy fayee prochain rendez-vous bu ñu ñëw fay ko et puis voilà. comprendre ma comme lan foog nga leeral fu mu ne dañuy waxtaan rek xam nga pour. oui ok effectivement oui 2 millions je vois que les 2 millions sont beaucoup par rapport à notre moyen voilà ça je veux dire. waaw xam nga fii nit yi dañuy fay 2 millions dañuy fay 3 millions 2 millions 500 ak yooyu. léegi yow da nga may wax ñu wax quoi parce que xam nga faj moom dañuy waxtaan ba d'accord ci kàddu. ok léegi waaw ma déglu la ñu bañ a jël temps tamit parce que ñi ñaa ngi fi. boobu ba tey maa ngi ci tamit pour ñu terminer côté boobu. suñu waxtaanee ba déggoo. ñu daal di koy dimbali. mais léegi yow laay déglu nga wax ma. waaw yi laay déglu dimbali. yow laay déglu rapidement rek. ok parce que yow yàgg nga ma seetaan. oui franchement oui je vous suis franchement waaw. oui c'est dans quelques vidéos bon de moins de détails bon voilà. Vous n'avez pas un prix fixé concernant des petits là. Ben prix fixe bon. Sans nous discuter le prix.
non foog nga wax parce que xam nga fii nee naa la dama la laaj. am na ñuy fay 2 millions. oui franchement 3 millions. am na ñuy fay ba 15 millions ba 20 millions ba 30 millions ba 100 millions. ci seen i problème. parce que am na ñi nga xamante ne dañu am ay soxla. du damay faj rab rek ak jinne kese déedéet. damay def pour nit ubbeeku pour wërsëgam yokku. damay dimbali nit bu nekkee commerçant wala business. wala mu bëgg a falu doon président wala ministre. wala maire. wala bëgg a doon commerçant bu mag. wala muy xëccoo dara wala affaire yooyu maanaam pour man lu bëri laay ñaan daal. d'accord waaw man du wàllu faj ak rab ak jinne xam nga lii nag dafa am bayre jinne moo am bayre waaye man li may gën a faj ëpp na loolu damay faj ci bari sax. léegi yow laay wax rapidement nga wax ma. ok li nga proposé ma wax la fan la ay boy la ñu ngi débrouiller fii. waaw ñu ngi débrouiller fii. waaw bon yaakaar naa ñu dañoo imaginer ba 300 voilà. non loolu nag du ko mën a faj. 300000 mënul faj loolu. loolu du ko mën a faj. voilà 300000 mënul faj booy bi. man loolu en l'année l'époque laa ko daan fajee. mais pour l'instant loolu fajatuma ko. war na mat 4 ans léegi fajatuma loolu. 300000. donc en l'année de l'époque laa doon fajee yooyu. mais pour l'instant fajatuma ay 300000. ay 300000. non loolu mënul faj te rawatina kii. li nekk ci moom jinne bu doy waar la gis ngeen ni ma def. xeex bi ma xeex ak moom sama yére yi xottee ko ci ma sonn si ba wàccee ko ba mëne ko instant bi dama koo mën a téye ko sama loxo moom jinne bi li ma ko def fu mu nekk nii amul kenn ku ko mën a def jinne bi maanaam fu mu nekk nii dama ko mëne ba téye ko sama loxo te li ma mën ci moom kenn mënu ko ci moom loolu du mën boo leen defee 1,800,000 ñu jàppale leen ñu faj ko waaye 300000 moom vraiment mënu ma ko faj man tamit dama lay wax rek loolu du ko mën parce que loolu war na mat 4 ans laa gëj a fajee ay 300000. D'accord. waaw. Bon, si on monte... Ok. Maximum, c'est ça. ah Maximum, c'est 1,800. parce que faj bi yombul damay def ay sarax. te gis nga ni ma ci sonnee nii. te jinne bi jéem na ma def lu ne man. pour éliminer ma waaye sama xam-xam yéen doo leen gis dara li ma def. yéen doo leen gis dara parce que tey boo ko naree sonal. bu la mënee rey da lay rey. bu la mënee faagaagal da lay faagaagal. waaye nag yàlla moo ma dimbali ma mun ko maîtriser. ba tey ma mun ko wàccee nii. waaw kay loolu la xam nga ci télé la ñuy waxee. man damay laajte lu ëpp loolu. waaw li ma leen laaj ñi damay laajte lu ëpp loolu. D'accord. waaw kay mun naa ko nag wàññi defal ko 1,500,000. 1,500,000. mais munul weesu foofu parce que nit ñi dañ may fay loolu dama fay lu ëpp loolu waaw. au maximum 1,500,000. waaw loolu dama koy dimbali rek ngir xale la jeune la dem na fu ne. parce que tey li nekk ci moom su ma ko génnewee fii laa koy téye jinne bi fii lay nekk ci man ilaa yow mi diini du fi jóge saa yu ma xëyee war naa ko jox mu lekk war naa ko jox mu naan te moom xale bi day dem yoonam nekk si jàmm. jinne dootul sonati man jinne bi léegi man ration man maa ko yor parce que mënoo yor jinne doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan tey boo yoroon ginaar xaw ma sax kii boo yoree ginaar tey boo yoree ginaar da nga koy jox wala élément n'est-ce pas. Ouais, effectivement. boo yoree xar da nga koy jox ngoon wala ripaas. mais jinne munoo ko téye sa biir kër nga ne doo ko jox mu lekk. man damaa yor ay jinne yu may dundal ration jinne nag dafa metti ndax diggante yàpp la diggante xar nag bëy ginaar fur wi yooyu noonu waaw léegi nag kon moo yow laay déglu waaw. bon xam naa ne damay delluwaat ak moom mu gën a xalaat ci voilà parce que moom moo xam poosam fu mu toll. voilà man maay magam maa ngi soog a ñëw tamit et maa ko gunge tamit voilà mun naa wax ci place am mais bay certain niveau voilà des moyens financiers de certaines sommes bon mënuma ci développer bu baax. dëgg la mais comme def nañ premier pas. waaw dégg nañ version bi. waaw léegi bi dañuy delluwaat. ma waxtaan ak moom. waaw mu jël décision ferme. waaw. mu jël décision ferme. c'est-à-dire mu jël décision mu ñu ferme voilà. waaw moom mooy voilà. waaw loolu nangul nañ la ko ndax c'est pas la première fois nit ñëw ma wax ak moom prix. mu dem uti ñëwaat n'est-ce pas doyen. waxtaan naa ak fi nit ba taay. mu ne ma sëriñ bi maa ngi dem ñëwaat mu dem lijjanti xaalis ñëw ma dimbali ko. voilà waxtaan na ak nit tamit ba taay. mu ne ma maa ngi dem du ma ko gisaat mais loolu moom la concerné. ma l'essentiel def naa sama devoir. sonal naa jinne bi wàccee naa ko waxloo naa ko ba ñëpp gis nañ ba mu ne ma. dama bëgg nga génnee ma defe naa ne kon ci ñoom la des. suñu ma joxoon léegi xale bu góor bi ma faj ko léegi mu wër lii mooy jooni li ñuy wax xabba na wara
defe naa dégg nga pulaar li ñuy wax xabona waraa mooy lii kon nag ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax macha allah ñoom tamit ñoo ngi leen di jaajëfal magam bi gis nga lu mu fi wax yëpp macha allah léegi ci ñoom la des dèjà man def naa sama liggéey def naa sama wareef damaa dugg si rek nekk ci combat bi dem naa ba mën a jinne bi ba daaneel ko ba jinne bi jébbalu ne ma dimbali ma nga génne ma des fi nga tuddee ma sa 16 ma toog liggéeyal la kantaan ak magam bi lu mu wax dëgg la na dem ñu waxtaan seen biir doyen macha allah mun ngeen confirmer après ñu dem yëkkati ko naxante ak moom mu jóg ndànk ànd ak grand frère am ñu dem bu ñu ñëwaatee baax na suñu ñëwaatul aussi l'essentiel wax nañ li ñu waxtaan juboo nañ def na signé contrat bi maanaam signé nañ image yi ñëpp dinañ ko seetaan soo leen ko gisaatul ngeen xam ne ci moom la l'essentiel man def naa sama liggéey def naa sama wareef léegi nag ci ñoom la des. Voilà, merci donc aux chers amis téléspectateurs qui nous suivaient sur la TMS TV. On va faire un résumé sur Ngoné, ce qui s'est passé tout à l'heure, l'entretien que le marabout a eu avec le grand frère du patient. Alors c'est vrai que ça n'a pas été trop facile parce que quand même une épreuve de force a opposé le marabout à cet esprit qui est là couché. Alors il fallait maintenant voir les conditions dans lesquelles le traitement pouvait avoir lieu. Alors ils ont dit, le marabout a avancé en tout cas un prix. Alors ils ont dit que bon maintenant ils vont aller. Waaw. léegi da ngay dem nga waxtaan ak mooy dox affaire waa ñu yaa ngi fi mooy leer waaw Ngoné kon nag dégg nga li fii fi waxtaan bi mujjee waaw wax nañ lépp léegi nag mu ngi ànd ak magam comme ça buñ demee ñoom danañ waxtaan incha allahu rabbi la nga xam ne moom la leen sëriñ bi wax te mënta ñàkk suñ ko dajalee bu soobee yàlla dinañ ñëw sëriñ bi tamit engagement ba mu wax dina ko jàppale ba lii nga xam ne moom moo topp xale bi mu dëñ complètement ci moom mu ànd ak sagoom continue liggéeyam comme ça dara dootu ko fakkastal ci avenir am defe naa ne Ngoné loolu la sëriñ bi waaw leer na naa ñu loolu la sëriñ bi wax maanaam gis ngeen bi jinne bi daanoo ak lim fi def gis ngeen mi ngi noonu di ànd ak ki nga xam ne moom mooy magam sëriñ bi daal di koy wax li nga xam ne moom mooy prix bi macha allah mag ji tamit daal dina wax ne li mu am waaye nag d'accord ak sëriñ bi léegi dañuy ànd ak ki nga xam ne moom mooy rakam ki nga xam ne moom la jinne bi topp macha allah bu ñu demee seen biir bu ñu waxtaanee ba juboo rek macha allah xam naa bu ñu ñëwee rek sëriñ bi daal di génnee li nga xam ne moom mooy jinne bi mu nekk jinne bu agressif jinne bu am doole macha allah gis ngeen ni mu def ak sëriñ bi mu ñëwee ci suuf lañ ko commencé mu ne ko ragaluma la gis nga bi mu yéegee sëriñ bi mu yëkkatee li nga xam ne moom mooy vite fait bi daal di koy humilier daal di songoog moom jinne bi dafa mujjee nangu dafa mujjee wàcc macha allah gis ngeen noonu merci de suivre sur la TMS TV télé bi leeral lépp lu nëbbu woon gis ngeen ko noonu mi ngi ànd ak ki nga xam ne moom mooy grand frère am di dem kon nag restez connecté sur la TMS TV télé bi leeral lépp lu nëbbu woon daal di ànd ak njëriñ